xibaar yi ci RFM. jaxat gétteñ dëkk la bu nekk ca Ngaye ga ca Kees benn waxtu du 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. ki nit ak juróom benn yu ñàkk seen bakkan ci accident bu am tey jii ca njël ca boori àllu kañ ci xibaaru digg bëccëg gi des na déglu kàdduy leeral bàyyeekoo ci commandant opération secours des na déglu it jëwriñ gi ñu dénk wàllu transport terrestre mu di dem beeg dikk bi ci tali yi. lu aju ci enquête boobu des na ko ci ubbi xamle na ko suñu reporter it def na reportage ca fa nga xam ne fa la jëye ji amee mu di ci àllub kaañ ñu fay faral di ni mu koy accident yu fay faral di am ana lan moo ko sabab ak lan moo ko sooke des na ci dikk génn ci xibaaru digg bëccëg gi. tas nañu gouvernement bu Sénégal dàq premier njiital conseil économique social ak environnemental jamono ji ñuy xaarandi gouvernement bu yees boobu njiitu réew mi Macky Sall war na ko samp ci jamono jooje li ñëppi laaj moo di diggante Aminata Touré ak Macky Sall lu muy doon ëllëg waaye it ab àndub kii di njiitu réew mi Macky Sall ak alliés yi bokk ci parti socialiste luy doon ëllëg gi tey ji mooy guddi gi ñu fas yéene màggal sangu-sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam guddi gàmm guddi gi mu gane si àdduna ñu koy fàttaliku laaj bi di mu di gàmmu ci tant yi ci baas yi wala gàmmu ci kër gi lim ci mënti doon daal moo di des na ko màggal dinañu dem na xool ñi nga xamante ne ji ci seen biir kër la ñu fas yéenee gàmmoo loolee mbokk yi mooy taxañu xabaar yi bu ñu ko tàqarñee bu nuppi ci la ñuy dalalee Georges Déthié Diop ci xibaar yi bi ci réew yi Georges lu cay gën a fës la cay gën a fës Ndiaye dana bokk ca Côte d'Ivoire Pascal Affi-N'Guessan ne élection du am samedi ndax ku jégi daañu def lépp ba élection boobee wote bi du am jamono jooju ca quartier bi di plateau foofu ca Abidjan tiitaange la ndaw ya nekkee ca Guinée moom Alpha Condé dafa demoon nemmeeku ji ñi nga xamante ne ñoo jëlee ay gaañu ci violence yi am fan yi ñu weesu gannaaw élection présidentielle ba seetlu daleen jële moom di wéy di naan moom moo gagné élection ba. ginnaaw bi ci réew tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne lu ciy gën a fës la ca gën a fës di mbirum ministère des sports ak Macky Sall mi nga xam te ne démb jël na dogal daal di tas ki nga xam te ne moo di gouvernement bi tey jii nag ñu xëy laajte ab laajte ngir waxtaanee mbir moomule ndax Matar Ba war na faa mën a desam déet lu ci mënti am rek jàpp leen ni di ngeen am seede kenn ki nga xamante ne nekkoon na fi jamono ministre des sports bu loolu weesoo Ndiaye dañuy waxtaanee tamit wàllu basketball ak équipe nationale bu Sénégal ci wàllu góor ñi di waajal lii di fenêtre qualification Afrobasket 2021 ca Kigali niki Boniface Ndongo nag daal dina siiwal liste joueurs yi nga xamante ne daal ñoom la daal di jël kenn ki nga xamante ne ci jamono moom itam doonoon na joueur équipe nationale la ma bëgg moo di ñu bàyyi ko mu liggéey si jàmm ak salaam bu loolu weesoo yi tamit football dañ ko daal di waxtaanee ak Europa League deuxième journée bi tey jii dana am ñeent fukki match ak ñeent yi nga xamante ne dinañ ko amal ni ki tey jii ci ngoon incha allah. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw bi ci réew ak tàggat yaram dinaa leen jukki las lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk bu ñu ca noppee te ci xibaaru digg bëccëg gi jébbal kàddu gi soxna Nafissatou Sylla ci xibaar yu ñeel gàmmuk ren gi loolee ci njeextal xabaar yi lay doon Aliou Ba moo fare ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru digg bëccëg gi ak accident gi am tey jii ci njël ci àllub kañ fukki nit ak juróom-benn ñoo ca faatu ñu teewlu kàdduy leeral yu bàyyeekoo ci ki nga xamante ne ji moo di lieutenant colonel Cheikh Tine commandant bu groupement d'incendie et de secours numéro 2 bu Kees ak bu Njaareem bi accident bi xewee la ca topp leeralal na ko Cheikh Anta Diop. ñoo ngi ñëwoon nag démb ci 2h du matin bi ñu egsee gis nañ ne benn camion jën moo tase ak benn bus de 60 places jumtukaay yi ni indi te mu tolloon ci juróom-benn ambulance ci biir juróom-benn yi ñaar yi c'est médicalisé benn oto boo xam ne moom la ñuy wax véhicule de secours routier moo ñuy permettre bu ñu amee problème pour accéder ci victime yi mu mën a daggal tool yi ak ñaari véhicule d'intervention léger 50 gradés sapeur yu ànd ak seen ñaari kilifa ñuy wax ñaari officier moo ñu permettre rapidement ñu sauver 35 personnes maanaam fanweer ak juróom ensuite fukk ak juróom yoo xam ni dara jotu leen génn nañ leen teg leen foo xam ne nii wóor na ñu mën a sauver wu fukk ak juróom benn yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ci fukk ak juróom benn yooyu juróom-ñeent yëpp ay jigéen lañu. waaw bi ñu egsee nag li ñu xawoon a gën a sonal moo doon oto bi dafa tànc woon tàncaale nit ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir donc laajoon na ak oto boobu ma leen wax sànq ñu mën a dagg tool yi pour mën a accéder ci victimes yi pour mën leen a génne yóbbu leen rapidement. may profité rek di lancer appel ci ñi nga xam ni dañuy dem di gàmmu ji bu dee chauffeur yi nañu daw ndànk te respecté code de la route ku ci sonn wax dëgg yàlla toogal ba noppalu ba jotaat sa bopp
ñi nga xam ne aussi dañuy traverser autoroute à péage beeg yu tali yeeg yooyu nañu jaar ci kaw passerelle yi ñu éviter jaar ci kaw autoroute bi. lieutenant colonel Cheikh Tine doon addu ci micro Pabes Diba accident ba fa mu xewe moo di ca àllub Kañ accident bi ci pàttali benn camion frigorifique moom bëkkante ak benn bus bu yaboon nit yu doon dem ca gàmmuk paal gi ci njël la amee kon ci àllub Kañ boobee la ñuy dem li ñu fa seetlu moo di li fay accident di faral di am bari na tax ñu def foofu taxaw seetlu Cheikh Anta Diop. fukki nit ak juróom benn ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci accident bi am ñu bëri ñu ci am ay gaañu yu metti di ab bus immatriculé KL 6080C yaboon nag ñu doon dem gàmmu ji Ndar ak benn camion frigorifique bu yaboon ay jën LG 82 51B ci wërngal wi booy génn Pout du dugg àllu Kañ si lañ mbëkkante. guddi gi ay 4 heures du matin yooyu la. waaw Fassara. di accident bu metti daanaka bus bi dafa moxoñoo ay saagu pombiteer ay saagu soble ay wali saki saak ba ci dàll lépp a tas ci tali bi ak ci pegg gi. dara du bari oh yéeme na yéeme. Cheikh Sadibou Diop mii di ab chauffeur taxi ne moom fekk na accident bi. waaw wax nañu ay 16 morts kay. dafa metti quoi. dañoo mbëkkante. waaw kii bi frigo la quoi. ndax côté Ndar la jógee. camion bi frigo la côté Ndar la jógee. bis bi jëm côté Ndar quoi. ci gàmm gi waaw si gàmm gi waaw. waaw léegi après bi ñu demee xam naa kii dafa yàgg pour jaay jën yi mu yor. kii di dem quoi. léegi yàlla def xam camion moo génn 3e position jaaxarloo bis face à face. xam loolu dafa métti quoi. moom sax ci jëmmi boppam nee na li ñuy faral di nemmeeku accident fii ci àllu Kañ bari na lool nee na nag lu ci bëri na càgganteeg chauffeur yi la. chauffeur il faut ñu daw ndànk. waaw ndax maanaam lii gàmmu la rek. day weesu quoi il faut ñu daw ndànk il faut ñu jàppalante te dimbale doomu aadama yi quoi. ndax am na amul solo quoi. waaw loolu moo gën rafet quoi. sapeur pompier nekk fii ci diwaanu Thiès bi ñu leen ko yëgalee la ñu daw dimbali ñi nga xamante ne am nañ ci ay gaañu yu metti yóbbu leen ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès fukki nit yeeg juróom benn yi nga xamante ne faatu nañu ci l'accident bi jamono yi ñu ngi ci morgue bu hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop dolli ci ne fukki nit ak juróom-benn yooyu ca faatu juróom-ñeent yi ay jigéen lañu juróom-ñaar yi ay góor lañu jëwrin gémme wàllu transport terrestre di naqarlu tiis woowee am ci yoonu kees wi ci àllub Kañ moom maître Oumar Youm sàkku ci ñi nga xam ne ñooy tege ci tali bi ñu wàccu ak code de la route ak li mu santaane xam le ne it ne des na ci defub enquête ngir xam li xew dëgg-dëgg ana lu yille ji ministre transport terrestre maître Oumar Youm ñu déglu ko ak Alaaji Njogu Jeen lu doy waar encore ci tali yi ñuy profité ci occasion bi pour jaale ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ñi ci gaañu aussi ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla defal leen tawfeex lu metti la lu tiis la déjà ci gàmmu gi nga xam ne moom lañu tëgmal ñu ngi doon def ay campagne de communication et de sensibilisation pour nit ñi mun a respecter code de la route mun a respecter sécurité routière mais malheureusement gis nga saa su nekk dina am ay accident yu mel ni ñu ngi ci profité encore une fois di wax nit ñi nañu daw ndànk nañu sàmmonte ak li nga xam ne moom la code de la route wax ci surtout nag moment yi nga xam ne tali bi dafay bari ay oto parce que ñëpp ñu ngi tëgmal ci cité religieuse yi ñu dem ci Thiénaba ñu dem Ndiassane ñu di dem feneen donc wax dëgg yàlla ñu ngi wax encore une fois conducteurs yi nañu def ndànk nañuy daw ndànk te loolu moom li nga xam ne mooy di code de la route wax moom la code de la route tëral ku ko sàmmonte ak moom du mën a accident du am parce que li tax ñu tuddee ko accident mooy loo xam ne kenn du ko prévoir la waaye bu amee it métti bi doo nekk métti bu tar comme bii nga xam ne gis nañ ko ci fi mu am ci àllu Kañ. ndax mën nañu xaar ab enquête waaye tamit ay daan gannaaw accident bu métti boobu am. waaw incha allah comme d'habitude rek accident fu mu am gendarmerie wala police selon seen compétence dañu fay dem brigade sapeur pompier dañuy dem service déconcentré yi comme ñu mel ni service des transports aussi dañu fay dem ñoom ñëpp ñu ngi foofu déjà pour mun a jël éléments yi nga xam ne ak enquêtes yi nga xam ne pour situer responsabilité yi lépp lu ci war en tout cas sur le plan administratif comme sur le plan judiciaire daañu ko def. àllu Kañ di fa accident ba xewe seetlu nañu ne la fay accident di amee bari na ana lan moo koy jur lan moo tax tigal boobee ñu fay déggi accident Aliou Mohamed Ali Bouba def ci gëstu jàppandeegul jombur des na ci dellusi ci suñu yeneen jotaayu xibaar lu aju ci woowile wàll ba tey ngeen di ànd ak rajo Futur Média di fi dégloo xibaaru digg bëccëg gi benn waxtu di 1 heure fegg na fukki minute ak juróom-ñeent. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. juróom-ñeenti minute
waxtaane wàllu politique ak jamono ji nga xam ne li ñuy xaar moo di gouvernement bu yees bi ñu war a tëral ginnaaw dogal bi bàyyeekoo ci njiitu réew Macky Sall jëm ci ne tas na gouvernement démb bi loolee kon ci ndajem conseil des ministres la ko xamle ca dogal yi ñu fa jëlit bokk na ci Aminata Touré ma ne woon njiital conseil économique social ak environnemental dañ ko fa jële laaj bi di jamono ji nga xamante ne ji loolee am na luñ ca mën a jàngate ki nga xamante ne ji moo di Pape Amadou Fall di taskatu xabaar doon nit kuy gëstu jëmee ci wàllu politique gis ne la ñu koy tuumal moom Aminata Touré ci ne dafa am yéene jiite réew mi loolee képp kuy def politique mëne suñ la ko bañal moom directeur de publication bu yéenekaay bii di la Gazette moo ne woon gànnu RFM matin ñu déglu ko kàddu yi leeral yi mu fi bàyyi. dégguma benn yoon wala gisuma benn yoon ci loo xam ne lu fës la ñu ne Aminata Touré nii mu doxalee dafa doon ko xam ne day gor tànk ki nga xam ne moom moo ko fal. waaye booy politique itam ni nga ko waxee am nga sañ-sañu am yi mébét ak i bëgg-bëgg. am na ci droit non. est-ce que Macky Sall itam war naa rek jël bànqaasi réew mi ak kuréelu réew mi di ko jëfandikoo noo xam ne daal yaa ma neex la ak neexoo ma. damay bañ ñu gaaw cim njàngat ndax xamaguñu Aminata Touré fu mu jëm. ay njott kese la nit ñi yëkkati. ci lii nga xam ne moom mooy feeñ. ci ay waxtu xëy na mooy gouvernement bu bees bi nga xam ne moom la ñuy fal. ca la ñuy mën a jàppe xëy na lan mooy ëllëgam. gis nañu épisode Ablaye Wade ak Macky Sall biñ dàqee Macky Sall après tax na ba nit ñi am yërmande ci moom ba noonu la jaare ba moom mu falu est-ce que tey jii Aminata Touré tamit mënul am même chance yooyu par exemple buñ ko génne woon nit ñi am sympathie ci moom ba nga xamante ne xëy na mën na ko jox doole. li ëpp ci ñi nga xam ne dañoo am baat ci réew mi dañuy jaar ci jaar-jaar yooyu moom kat gundu xotaal nañ ko moom kat beddi nañ ko moom kat fitnaal nañ ko. Sénégal dinaa wax ne dañoo tëroo noonu jële li nga xam ne jëme suñu yërmande ci ko nga xam ni ca la ñu gis rek moom mooy kii daal génne nañ ko te xamuñu lu tax ñu génne ko tëj nañ ko te xamuñu lu tax ñu tëj ko. yenn saa yi dëgg dafay cay lalu ci la nga xam ne moom mooy doxalin bi waaye comme askan wi mënuñoo jot ci loolu li ñu gis rek moom mooy kii daal jëlee nañ ko fi moom la ñuy mooy baatu victimisation bi nga xam ne moom la ñuy wax. waaw état gouvernement bu la victimiser rek ñu ne waaye kii daal dañ ko tooñ kon nag nañ ko jàppale. leneen lu ñu bari ñu yëngu ci wàllu politique di bàyyi xel ci gouvernement bu yees bi ñu war a sampe mooy lu cay doon place su parti socialiste ci jamono ji nga xamante ne ji moom parti socialiste mi ngi ci jafe-jafe ki ñol ci diggante Aminata Mbengue Ndiaye mi ko jiite ak Serigne Mbaye Thiam mi yëglu ne da koo bëgg a jiite ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu politique gis ne ba fu mu mën di yam bëjoo boobee Serigne Mbaye Thiam moo cay sonne te it mën naa dem sax ba ñàkk dooleeg dayo bi nga xamante ne ji am na ko ci wetu Macky Sall Ajaratu Binta Diallo def na ci taxaw seetlu. parti socialiste na mu meloon melatu ko ci gis-gisu Mamadou Sy Albert di sunu naataango moom nag dafa jàpp ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy PS amatuñu ndëgërlaay discuter wala bokk imposer président de la république si naka lay taxawalee gouvernement wam kenn ki munoon loolu mooy Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla ja dem na mu ni ak influence bi mu amoon si président Macky Sall. PS ni mu taxawee nii amul njiit bi nga xam ne am na influence bu Ousmane Tanor Dieng amoon ci président de la république dafa mel ni aussi PS dafa gën a faible amatul influence bi mu amoon. léegi nag est-ce que président dina affaiblir davantage parti socialiste jox ko benn ministre wala bañ ko jox bon loolu defe naa lu ñuy xaar la. docteur Abdourahmane Sanoko noonu la gisee waaye moom dafa jàpp ni président de la république la ko Ousmane Tanor Dieng santoon ma nga ca kenn nag ku muy déglu ci biir parti bi képp moom mooy Aminata Mbengue Ndiaye politologue bi teg ci ne Aminata Mbengue Ndiaye nag moom rek la ñu mën a laaj. ana kan la parti socialiste bëgg dugal ci nguur gi te tànneefam am na solo ci jamono gi ñu toll ci coow li am parti socialiste. première interlocutrice su Macky Sall moom mooy Aminata Mbengue Ndiaye parce que moo dirige parti bi donc suy laaj du laaj say Serigne Mbaye Thiam Aminata Mbengue lay laaj ne kan moo leen di représenter kooku nag mën na am ñaari taxawaay soit mu sentir ni kii daf koy yàqal mu génne ko joxe beneen tur ou bien alors mu pour ma calmer aussi dërëm bàyyil ma reconduire ko ba pare essayer de négocier ak moom parce que génnuk Serigne Mbaye Thiam aussi suñ ko dàqee ci gouvernement bi mun na gën a attiser le feu ci conflit bi nga xam ne ni ak bis bi yi nga xam ne ñoom ñoo commencé am biir PS. suñu ñaari interlocuteurs yëpp ne nee na ñu bu mu bett kenn bu Serigne Mbaye Thiam duggaatulee ci gouvernement bi ndax coow bi mu yëkkati ca parti socialiste fan yële.
waxtaanee wàllu gàmmu gi ak Moustarchidine yi nga xamante ne ji kon ñoo ngi ci waajtaayu mujj jëm ci waajal gàmmu gi tey jii ci ngoon la ñu ko fas yéene amelee ci champ de course ba ca Tiwaawoon lu aju ci nañ ko fas yéene defee nag nee nañu daañu def kon seen kéemtalaay kàttan daal ngir fexe ba wàccantoog li ñu santaane ngir moytu lu lawal woppi coronavirus ji reportage foofee ca Tiwaawoon ak kenn ci suñu envoyé spécial yëfa Mamadou Diagne. ñoom ñëpp ñu sol yëre yu weex si naaj bu tàng jër taalibi Moustarchidine daal nañuy yeewu fajar teen ngir tertu seen kilifa Serigne Moustapha Sy ñu fekk si diggu mbooloo mi Ibrahima Sarr masque bi si kanam moom mili mi ngi rafetlu disposition sanitaire yi nga xam ne organisateurs yi jël nañu ko. waaw waa santé ñoom ñoo ngi fi avant Covid bi dañ daan def liggéey bu remarquable liggéey bu mucc ayib boo xam ni yàgg nay am ren ji aussi tamit yaakaar naa ni ren la war a mën a gën a taxaw te am nañ yaakaar ne lay gën taxaw sax parce que dinañu préparer takk suñuy masque yóbbaale ay gel et tout incha allah rabbi ñaan nañu yàlla daal bu ñu jógee Tiwaawoon 0 cas wala boog sax buñ fi yokkul buñ fi jëliwul leer wàcc fi leer yaakaar naa ni duñ fi yóbbu Covid 19 daal incha allahu rabbi si barke Serigne Moustapha. bu weesoo aspect sanitaire bi kii di Jibi Diallo bokk si daayiratu Moustarchidine wala Moustarchidaat mi ngi rafetlu dispositif sécuritaire bi mu fi gis loolee tax sax ba muy dalal xelu taalibe yi di leen xamal ne daañu amal gàmmu gi si anam bu mucc ayib. dispositif vraiment dañ koy rafetlu parce que boo xoolee tey jii tamit lépp li nga xam ne lii mooy dellu ci wàllu dispositif sécuritaire pour fexe ba tamit barrer li nga xam ne lii mooy coronavirus bi tey jii fii secteur waa Moustarchidine ñoom jël nañ disposition yëpp boo xoolee ñëpp kenn ko nekk au-delà des masques yi nga xam ni ñu ngi koy takk mais aussi gel bi à l'entrée ñëpp ñu ngi koy utiliser mais aussi beneen facteur bi nga xam ne moo ci gën a importance dispositif sécuritaire bi nga xam ne bii dañ ko jël def ko mise à la disposition des pèlerins loolu vraiment aussi tamit dafa nekk lu ñuy rafetlu lool. mbooloo mu takk loolu ñëpp takk seeni masque mbégte gi foo kanataleeg wees naka lii nag di firndeel ni guddi gàmmu gi lee nar na neex loolu Mamadou Diagne fii si Tivaouane na ngir rajo Futur Média. gàmmu it ca Léona Niassène fas nañu ko fa yéenee amal ci wooyu lee wàll ki yore kàddu ko xalifa bi di ñaawlu daal yi nga xamante ne ñoo ko doon séntu te matewul ak it ay engagement yoo xam ne jëloon nañ ko ca CRD ba te jëfewuñu ko Serigne El Hadji Ahmed Babacar Niass la ko tax di wax bokk na ci fosse septique yi ni ñëwoon dañu koy wiide te gisuñu ko ak yeneen yu ni mel ñu déglu ko ci jokkoom ak soxna Nafissatou Sylla bi nga xam ne bi ñu tënkee CRD bi nga xam ne ñu ngi ko doon defee gouvernance pour que ñu seq ko ak administration bi muy membre CRD bi wala ñu seq ko ak commune bi ndax ñaar yooyu mënuñoo takkaliko ak sëriñ bi am na ci ay engagement yu bari am na yoo xam ne respecté nañ seen engagement yi mais am na yoo xam ne moom wax dëgg yàlla defuñ ca dara rawatina lu mel ni commune bi ndax waxoon nañ vidange pour ci tëggi te ONAS bi fii aussi wax nañ leen ndax daf fee bari lu yàq foo xam ne dina gàllankoor lool fii ci Léona Niassène ci kër sang yi nga xam ne ñoo nekk fii waaye ba léegi gisuñu ñu ci def ñooñu kon engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko respecté wuñu ko am na yoo xam ne tim daanañ ci mu am ay manquement lool ci wàllu état lu jël ci vivre rek yooyu yëpp dañ am luñ ca daan jotee te wuutee na ak liñ ci jotee ak tey dafa wuutee alors ba tax na daal ala kulli xaalin am na ay manquement gàmmu la nag waa que ñëpp a koy defandoor ñëpp soxla dana xaw a jafe waaye daal wax dëgg yàlla am nañ ci yenn jafe am na nag société yoo xam ne ku mel ni Senelec Sonatel yooyu yëpp seen engagement yëpp ñoom tabarkaala respecté nañ ko bu baax a baax a baax. gàmmu ren gi amul wuute ci gàmmu yi fi doon jaar sabab li moo di gàmmu dem ca Tiwaawoon waaye taalibe seex yi ku ca nekk fa nga toog sam xel nga ca dëkk bu sell boobee di Tiwaawoon fas ku yéene nag màggalee ci sa kër ci naka reportage Salimata Aw. famille Diouf bu nekk ci Fass di waajal guddig nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu tàmmoon di dem Tiwaawoon at bu jot wante ren dañoo sàlloo bu baax ak ndigalu xalif général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour ñaaña Sow. waaw ñoo ngi préparé nekk ci toog bi nga xaar gan yi ñëw ñu bendal leen comme niñ koy defee rek Tiwaawoon ñu defee ko fii ci Fass. at bii nag donte ne dinañ namm bu baax Tiwaawan Salimata Diouf di ñu xamal ni julli geek ñaan gi moo ci ëpp solo. Tiwaawan laa daan def dëkk yàlla waaye rek comme nag mbas mi moo tax parce que naka def biir kër yi rek commencé nga ci suba si daal ay suñu añ bu baax ci ngoon ñu togg suñu cere lekk ba suur parce que nag jàkkaarloog subhanahu wa taala di ñaan di werd ndax comme gën di mbindeef moo tax ñun ñëpp ñu sàkkuñu taas ci barkeel. Mouhamed ni li ka nara manqué ren bu baax mooy na mu daan dem ca xabru ya di fa ñaan. sañoon moom man li ma gën a manqué mooy comme chaque année bu ñu demee rek nekk ci xabru yi
di ñaan kilifa yi quoi man loolu laa xam ne moo ñu si xaw a manqué mais à part loolu moom Seydina Mohamed comme mu ngi fépp rek alhamdulilah quoi dina baax incha allah. mbas mi di coronavirus daal dee soppi programme yëpp wante taalibe tijaan yi nii dinañu def ay ñaan bu baax ngir mbir mi abal leen wante itam Sénégal tàbbi ci ay bés yoo xamante ni jàmm rek a ciy nekk. ñaan tamit yàlla tamit suñu ci mbas mi daal mu dem. waaw di bàkk Cheikh Al Khalifa daal la ñuy ñaan. amin Salimata Aw fàttali ne ginnaaw xibaaru digg bëccëg gi da ngeen ànd ak soxna Nafissatou Sylla ci le journal du gàmmu muy xibaar yu ñeel gàmmu ren gi. ak RFM kumpa jeex na. mbëkk mi immigration clandestine di gaali looco yi yenn ci gone réew mi di jël wutali bitim réew lu ëpp 20 ndaw yu fekk baax Mbuur faatu ci digg géej gi loole yàggul seenu njaboot nekk ci jaaxle nekk ci tonk waaye it nekk ci xol bu naqari li ñu jàpp mooy seen doom yooyu leen rek moo leen taxoon a jóg ba tax seen bakkan des ji mooy seet nu ñu mën a amee teraanga ju ñu mën a teerloo teral ci seeni mbokk Abdourahmane Diallo. naqar ak tiis ci njabootu Omar Sène ci Ngexoox ndaw mi dafa ñàkk bakkanam ci gaal gi nga xam ne moom mooy explosion te waroon a dem Espagne Dawda Sène mooy woy juróom bu góor. yàlla joxoon mu jëlaat lépp mën na ci àdduna bi. moom daf fi bàyyi soxna. non amul soxna yaakaar naa 26 ans ou 25 ans. ci la ñu yëngu. bon moom ndeysaan il paraît permis waroon na génn démb xaw ma permis du ko ndiral paas na permis waroon na génn démb. mais nag yàlla dogul pour mu war daje permis dajewuñu. naqar ak tiis tamit kër Morka ci quartier Médine bu Mbour fii ba léegi ñu ngi jooy seen doom bi nga xam ne moom it ci géej gi la des. dimbali boppam mooy yéeneem xale bi mosul am benn problème bu xëyee daal day daan dooleem nekk ci oto yi raxas garage ay timis yooyu la daan wàcc bu xëyee 7 heures du fi nekkee sax day dem yoonam ba timis jot mu wàcc di dajalee ba yàlla tawale ko xéewal man yëguma ko sax xaw ma nu mu demee. député département bu Mbour bi di ñaax nguur gi daan yi nga xam ne dañ koy teg ñii di yóbbu ndaw ñi ñu gën koo yokk Pape Songa Diouf. ñi nga xam ne ñooy ñëw defar seen gaal investir de l'argent jënd ay moteurs 40 chevaux et 3 moteurs defar gaal ci moins de 10 millions nga dem ut say courtier yi nga leen encaissé 300 000 client boo indi am nga 50 000 nga ma defar ñaari gaal ba ñetti gaal bu dee gaal gu ne mën nga encaissé 80 millions ñi nga xam ne ñoo koy def ndey yax ñu jàpp leen sanctionné leen sévèrement c'est un crime. lu ëpp 20 njaboot yu nekkee ci Mbour ñàkk nañu seeni doom ci mbëkk mi RFM Mbour Abdourahmane Diallo. Colobane un quartier la bu nekk ci Rufisque dafa am génn kër goo xam ne nee nañ dañ koo bëgg a defar ngir di fa dalal ñi amee woppi xel loole nag ñenn ci askan wi ànduñu ci ndax nee nañu daal duuf barab boobee lañ ko war a def ne mënu fa nekk nee nañu ñi nga xamante ne ji ñoo di préfet ba ak mairie bu diwaan boobee bu ñu dellul gannaaw ci dogal bi ñu bëgg a jël ñoom dàquñu benn yoon dàqal liggéey yooyee lu mu laaj nag ñu jox ko Abdou Diouf Diagne ji ñu cëndi li leeral. ndaje mi lu gaaw la wante seen message bi daal dinay jàll dëkkandoo ak nit ñoo xam ne dañoo am jafe-jafey xel askanu Colobane 1 nee nañu mënuñu ko kër gi nga xam ne nag moo leen war a dalal bu nekkee ci seen gox boobele jàpp nañu ne seen gune yooyu deetuñu nekk ci kaaraange Pape Songe Ndiaye. dafa ñëw andi fi ay nit jox leen ko pour ñu ñëw di fi andi ay malades mentaux ay nit ñoo xam ne anduñu seen xel que ñoom it ay nit lañ taxuñu leen rejeté ñu leen jombul kenn nag mais nag xam ne fii du seen place fii nag ay xale ñoo fi nekk xale yooyu dañu bëgg ñu nekk en sécurité donc loolu bu fekkee ne am na ba am préfet bi na gis état bi wala am na yenn possibilité yoo xam ne mën nañ leen fa loger. kër gi nga xam ne borom daf koo bàyyi ndax liggéeyu train express régional bi conseil de quartier bi doon na ko laaj ngir daal di fay amal ab bërëb bu fajukaay ñu ne partenaires yi jamono ji taxaw nan ngir jàppale leen ci lu ni mel. am nañ tamit benn partenaire boo xam ne mu ngi taxaw tembe puisque Colobane xool nañ ne ñun ñu ngi bokkoon ci poste de santé bu Arafat terre bi séparé nañoo ak moom léegi am nañ partenaire ba négocier ak partenaire bi pour mu ñëw mën nañu defal benn case de santé fii au niveau du Colobane partenaire bi li mu ñu demandé daf ñu wax ne boo leen amee siège boo leen am rek ñu ñëw taxaw defar te buñ ko amee quartier bi yëpp mën nañ ci bénéficier. deleb ñaari fan nag la ñu jox kilifa yi ngeen ñu daal di delluwaat ginnaaw ci dogal gi nga xam ne jël nañu ko. 24 heures la ñu may le préfet ak le maire bu fekkee ne amuñu benn réaction nag lu ci am ils sont responsables ñu ngi alerter nag l'état puisque ñun on va se mobiliser ñëw barricade wu arrêter liggéey bi par force lu fi nekk dañ ko dindi bañu ñu ci dara nag. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf ngeen yend ak rajo Futur Média di déglu xibaaru digg bëccëg gi benn waxtu du nar fegg na 20 minutes ca jëppal. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. jébbal nañu ko boromam fële ca armée yu Yoff yi ginnaaw bi ñu ko robee tey jii ci jàkk ja nekk quartier jëppal kooku moo di Moussa Dieng ñu gën koo xam ci Moussa bu jant bi faatu naka démb wopp ko dafa faatu
tey ji nag bi nga xamante ne ji ñu ngi ko doon rab bari na ñu mu bokkaloon liggéey yu fa teewoon seede si benn la mooy nit la ku baaxoon nit la kookit lu muy def njëriñu nit la ciy jiital Ana Rochalita Lopez fay teewoon ca rob ba. ci ay sénégalais yu bëri wuy bi di bul ma jooyloo mooy bi gën a siiw ci groupe bi di jant bi Moussa Dieng fa la bokkoon waaye nag dafa fekk carrière am weesu na musique bi dong ci gis-gisu rappeur bi di Xuman. ñu bëri dañuy fàtte que ni Moussa bien avant muy nekk jant bi Moussa da doon woy mbalax ni mu doon solo sax yenn saa dañ ko doon kaañoo quoi Moussa moom moo produire Pakoti Moussa moom moo produire benn groupe de rap bu tudd Jihad Thunder ci moom laa ko njëkk a découvrir. Je me rappelle aussi que defoon nañ benn morceau bu doon wax ci migration clandestine boo xamante ne il avait réussi à rassembler ay artistes yu bëree autour de ce projet. bu weesu Pakoti mi nga xamante ne moom itam dafa teel a gën a àdduna Moussa Dieng ay ndaw yu bëri la fësal bu ñu sukkandikoo ci Safwan Pendra mooy manager général Optimiste Production. su leen def tuuti sondage yi nga gis il était disponible ku ko woo rek day taxaw si liggéey lu concerné hip hop bi. morceau bu ma jooyloo leen constaté dafa nekk benn musique particulière donc depuis moom mu arrêté di wéy dafa commencé di def beat si beat yooyu dafa introduire instrument traditionnel yu bëri moderniser pour que mu nekk lu ñoro ak sunu tradition. mu nekk nag benn perte bu mag ci acteurs culturels urbains yi waaye itam mouvement hip hop bi yëpp Moussa Dieng nekkoon na kàngam ci rap galsen gi waaye itam nit ku baax. image bi mu mujjee am ci moom mooy koo xamante ne saa yu ñu dajee daañu wax ci àdduna image yu nit koo xamante ne doo jóge këram ak mère en fait. biig la génn àdduna ca këram mu ngi toll woon ci ñeent fukki at ak juróom-ñeent ak yeneen artistes yi ko jege woon na loolu ñu ngi doon waajal ubbi beneen studio bu bees ngir mën a wëyal musique bi. RFM bitim réew. dalal Georges Diété Diop maa ngi lay nuyuwaat bu baax a baax Mamadou Mohamed. dañu koy dooree Côte d'Ivoire ak ki nga xamante ni dafa fare ci kujje politique ga foofee fës lool di Pascal Affi N'Guessan moom tontu na Alassane Dramane Ouattara ci li mu ne élection ya dana am loolu Ouattara moo ko waxoon. moom nag safaan wala wax ba léegi. li mu ne moo di élection du am samedi Pascal Affi N'Guessan ne kujje ga dana xeex ba wote woowee du am samedi gi ñu dëgmal. mu ne sax daañu def ay barrage ci dëkk boobu kenn du mën a dugg ca bureau de vote ya ñu déglu ko ci micro sunu naataangoo yu RFI ak France 24. Non, nous ne boycottons pas, nous sommes candidats, mais nous contestons. ñun mu leer boycotté wuñu élection bi dañoo d'accordul ak condition élection yi ni muy amee loolu mooy suñu problème nu ñuy defaree élection yi loolu mooy suñu problème te à partir du moment où kii di Ouattara bokkul ci élection yi lu ñu jàpp mooy élection yi daal daanaka dañuy xeex ngir loolu bañ a am te dañuy def lépp ngir bureau de vote yi bañ a jot matériel électoral commencé nañ ko depuis très longtemps te fu mu toll nii boo xoolee bu baax matériel électoral bi yegsiwul ci bureau de vote yi loolu mooy dëgg te fu ñu ne ñu ngi def ay barrage empêché kon matériel électoral bi yegsi foofu te force de l'ordre yi ñoom mënuñu empêcher ñun ñu xeex ngir élection yi bañ a am ku nekk xam na bureau de vote yi bëri na Côte d'Ivoire te boo xoolee man sama base foofu noonu lañ doxalee gendarmerie daanaka pour mu yegsi ci bureau yi def na ci 50 kilomètres ay heures yu bëri dañoo def ay barrage empêcher kon oto yi yegsi foofu lu nekk daal lu ñuy wax mooy que Union européenne ak yeneen partenaires internationaux nañu xam ni daal élection amul Côte d'Ivoire moo tax jarul ñuy envoyé ay gune ngir ñuy seet élection amul Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. ñaari fana des wote ba jot waaye ca koñ wi di plateau ca Abidjan ca Cocody ndaw yi ci tànge la ñu nekkee ndax li ñuy fàttaliku ba léegi moo di crise préélectorale ba fa amoon ay jamono taxoon ba ay nit ñu bëri ñàkk fa seeni bakkan ñu dem ca Abidjan fekki ndaw lañ fa yóbbu suñu ndaw ci Abidjan di Seydou Nourou Ba. Au quartier de Plateau, dans la commune de Cocody, des jeunes Ivoiriens en plein travaux. Ils fondent la... Seydou Nourou Ba ay français lay làkk ñu jéem a xool li muy wax ci wolof ñeel li nga xamante ne ji moo xew foofee ca wala boo xewoon ca Cocody nekk kon ca réewum Côte d'Ivoire. bu ko defoon ci séeréer sax mën nañ koo déglu moom. mais lii moom ay tubaab la. ne si def des si doxal dem Guinée le temps que ñuy xool Seydou mu jàppandi Guinée foofee génn gu njëkk goog Alpha Condé ginnaaw wote présidentielle yi ya fa woon 18 octobre gi ñu génn. démb mu nga woon ca wetu ñi nga xamante ne ñoo jëlee ay gaañu
ci violence ya fa amoon ba tax ñaar fukki nit ak benn ñàkk ci seen i bakkan loolee moo di xayma gouvernement bi waaye ku jega nee na ña ca ñàkk seen i bakkan mot nañ fanweer Alpha Koné nag demoon ca l'hôpital militaire bu Camp Samori Touré ca digg Conakry ministre de la défense gunge woon ko Alpha Koné nag ñu ne seen i moo ko wax mu ne moo jël ndam li ci élection boobee Cellou Dalein Diallo moom nag weddina yooyu résultat ne dina ba léegi ni moom mooy njiitu réewu Guinée ndax moom moo gagné boobee élection Cellou Dalein Diallo mu ngi wéyal yooyu kaddu tey ci suba ci ab discours bi nga xamante ne mu ngi ko doon amal discours yu parti yu international libéral ñu déglu ko Cheikh Tidiane Diagne moo tekki ay kaddoom. Je commencerai par remercier mes collègues. waaw maa ngi rafetlu liggéey bi nga xamante ni lii di mouvement libéral international def na ko ngir taxawma gannaaw jafe-jafe nga xamante ni maa ngi koy dund ci wàllum séquestration sama kër ba pare ak itam sama bureau ma am jafe-jafe loolu ngir mën a def li nga xamante ni daal moom laa ko bëggee waaye tamit seen taxawaay rafet na ci lu jëm ci li nga xamante ni daal moom moo di élection yi ndax ñëpp gis nañu ni élection yi man maa ko gagné waaye gis ngeen ni fu njuuj njaaj nga xamante ni gars yi def nañ ko ba fexe man ma perte waaye ba tey sama kàddu démb mooy sama kàddu tey jàpp naa ne élection maa ko gagné noonu la woon itam ci atum 2010 ma gagné woon ko ñu daal di def lu ni mel waaye xam ngeen ni violence bi gis ngeen déjà lu mu jur ba tax na fi mu toll ni man sax bëgguma ci insister ndax buñ ko defee mën naa jàpp ni kon bokk ñu bëri dinañ si ñàkk seen bakkan waaye lu ci mënti am rek moo di kuréel international yi ba ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Union européenne ak seeni kuréel ñëpp jàpp nañu ni que élection bi man maa ko gagné ba tax na fi mu toll nii danañu toog def li nga xamante ne mooy li war ba keroog jot ñi am ndam suñu diggante ki nga xamante ni ñoom élection yi dañ ko organiser ci njuuj njaaj sàcc bu leer nañ ba mu leer askan wi nii que dañ koo sàcc waaye li am ba am mooy jële élection ci Guinée man maa ko gagné man mi Cellou Dalein Diallo. Condamnant les violences, condamnant la fraude électorale. dañuy génn continent bu Afrique ci France moom ñett nit ñoo ñàkk seeni bakkan ñu bëri jële ci ay gaañu ca Nice ci ab cong bi nga xamante ne paaka lañ ko defee mbir maa ngi amee tey suba ci wetug jàngu gi di Notre-Dame ki def lu ni mel nag jële ci ay gaañu ba ñu teg ko loxo parquet national antiterroriste nag moom jël na mbir ma ubbi ci ab enquête wàllu assassinat en relation avec une entreprise terroriste enquête boobee ñu ngi ko dénk direction centrale bu police judiciaire ak direction générale bu sécurité nationale ci Arabie Saoudite benn nit lañ fa teg loxo ca Jeddah gannaaw bi mu songee ab garde ca consulat bu France defe ko ab mbir mi nga xam ne daal dafa xaw a ñëw loolee la télévision bu Arabie Saoudite xamle RFI itam yokk ci ne ambassade bu France nee na ci ab communiqué ki def lu ni mel ñi yor kaaraange ko foofu ci Arabie Saoudite dañ ko gaaw a teg loxo sax gannaaw bi mu defee attaque boobee ki mu songoon nag yóbbu nañ ko ca l'hôpital waaye bakkanam nekkul ci xottu gerte. maanaam daal mën na ci génn ak jàmm. voilà. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Georges Déthié Diop. RFM Sport. ci noonu la ñuy dikk daal ci wàllu tàggat yaram ànd ci ak Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi leen nuyuwaat bu baax maa ngi dellu la fay moom Mouhamed Ndiaye. ñu door rek li nga xam ne moom la ñëpp xaar mu di gouvernement bu yees bi ndax ministre des sports ba ca nekkoon moo cay nekk ba léegi ndax wala ndax keneen na koy wuutu. ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu sport jamono ji ñoo ngi toog ñoom it di déglu. dogal bi war a bàyyeekoo ci njiitu réew mi Macky Sall. ci njiitu réew mi di Macky Sall ndax moom rek am sañ-sañ gu ni mel waaye jàpp nañu ni ki nga xamante ni moo di Matar Ba ba mu yegsee ci boppu ministère des sports ci atum 2014 ak léegi am na liggéey gu am solo bi nga xamante ni moom jot na ko def loolu nag moo di kaddu Bakar Dia moom itam doonoon fi jamono jëwriñ gu jore wàllu tàggat yaram bi ñu dal di ko déglu ci waxtaan mu jot a seq ak ñun ci suba gi. président de la république rek moom moo mun a xam tey kan moo war a toog kan moo war a dem xam nga ministre des sports nag liggéey bu metti la ndaxte luñ ko yen bëri na mais lu mën bëriwul soo xoolee fédération yi dañ moom seen am seen autonomie fédération su ñëwee ci ministère des sports rek pour laaj ko xaalis dañu war a dem compétition dañu war a def lii dañu war a def lii te ci mbir moom aussi mi ngi góorgóorlu lu ko gouvernement bi jox rek la mun a liggéeyee foog naa mi ngi xeex ci ministère des sports mi ngi def lu mën maintenant président moom mooy apprécier mais xam ba xam daal mooy problème bi mooy ñu yokk moyen ministère des sports am une orientation stratégique bu leer sore naa mbir mi lool maa ngi xool bu baax di ko ñaanal nag di ñaanal bépp ministre bu nekkoon ci gouvernement bi parce que nekk ministre yombul
kooke mooy Bakar Dia ne woon fii jamono ministre des sports. donc foo fait li tënk ñëpp moo tënk département du sport. moo di faaw dañuy xam président. ana nu gouvernement bi tëddee ngir ñu xam ko yore sport bi. mu toll nii Macky rek la ñuy déglu. ñu waxtaanee wàllu afro basket ci góor ñi ak éliminatoire yi ñu dëdmal Sénégal mi ngi koy waajal bu baax a baax waaye nag ci weneen anam. waaw ci yeneen anam la ko waral nag moo di jamono gi ak mbas mi li nga xamante ni daal gàllankoor na ko bëri na ba tax na ci li jëm ci li nga xam ne moo di préparation bi am na li nga xamante ni daka daal di gàllankoor leneen itam li nga xamante ni gis nañ ko moo di Sénégal équipe yi mu nar a tasal ci googu le tournoi ñu nar ko amal ci Kigali ci njeexitalu weer novembre bi ñu dëgmal xamu leen loolu nag moo di kaddu seen sélectionneur di Boniface Ndong mi nga xamante ni démb ma nga doon amal jënoo ak way taskatu xibaar yi ñaan section de Thiam. gannaaw ba mu fësalee liste joueurs yi ñu présélectionné moom sélectionneur bi nag daal dinay addu jëmale ci yenn loo xamante ni daan nañ ci dégg coow lu bëri ci tanière bi mu di vestiaire yi Boniface Ndong. pour man équipe dafa war a nekk lu booloo nekk benn ay nit ñu daje nag daanaka mën nañu wax ni coow mënut a ñàkk waaye lépp ñu toog waxtaanee ko ñoom ñëpp nag ku ne waxtaan naa ak moom pour nit ñi mere ma bon loolu yëpp mën naa ko gérer anticiper ko waxtaan ak ñoom pour man daal dañu war a nekk benn booloo pour équipe bi mën a taxaw am doole. lu jëm ci adversaire yu Sénégal nag ñeel gi la fenêtre moom Boniface Ndong xamal nañu ne amuñu benn information gu tukkee ci seen i adversaire réalité Afrique la xam nga tey jii équipe bu ma soxla Europe su ma duggee synergie mën naa am seen match malheureusement benn équipe Afrique du posé vidéo mi ci internet donc moo tax ñu ngi oote aussi ñu xam ci àdduna bi ndax ku ci am information di jóge ci Angola wala Mozambique wala Kenya mu jox ñu ko waaye ba léegi amaguñu daal. waaye nag bu ñu xoolee liste bi bëri na ci ay joueurs yoo xamante ni jot nañoo jongante adversaire yu ci mel ni Mozambique ak Angola loolee nag mën na tax ba ñu am chance ngir seeni mbëbët ci fenêtre gi le antu. objectif bu tournoi yi mooy gagner ay match moo tax ci sama système yi ni may doxale il faut que yi lépp pratique donc damay seetaan par exemple yeneen suñu joueurs yi ni ñuy jouer seen équipe système ba mu mën a utiliser boo xam ne dina familiariser ak ñoom fa ma utiliser ko pourquoi parce que tournoi bu métti la donc tournoi bu gàtt la aw ma temps corriger lu bëri donc il faut ma concentrer sur benn objectif moo laaj essayer de gagner plus de matchs possible. regroupement interne fii ci Dakar naka amul kon ci noonee staff bi moom du am occasion wu gis joueurs yi ñu présélectionné yépp waaye nag liste fukk ak ñaari joueurs yi nar a teew ci googu lay jongante nag daañu ko fësal laataa ñuy wutali Kigali. lu ci mënti am rek jàppaleen liste goo nga xamante ni Boniface Ndongo daal ni ko siiwal ni ki démb mën nañu am li ko gën loolu moo di kaddu ancien international bi di Vieux Ndoye ñu déglu ci waxtaan bi nga xamante ni jot na ko seq ñun moom nag la mu bëgg moo di itam ñu bàyyi Boniface Ndongo mu dal di liggéey ci teeyaayu bakkanam. liste bi entraîneur national bi Boniface Ndong génnee démb daanaka liste bu baax la parce que soo xoolee ñi newoon équipe nationale daanaka ñoo ci ëpp mu toftal ci tamit ay xale yoo xam ne ñi ngi woon ci tout tànk yi jot nañ jouer équipe nationale tout tànk yi U18 yi boole ci ñoo xam ne tamit am nañ yaakaar que ne ñoom mën nañu jàppale équipe nationale am nañ avenir ci équipe nationale bi donc loolu lépp soo ko dajalee ci ngay mën a waxee ne liste bi moom dëgg-dëgg baax na équilibré na et puis soo xoolee li muy wax ne il faut que mu ñaax leen ñu am mentalité gagneur gëm naa ne su ko waxee mën na ko def même si joueurs yi fay ñëw yëpp ñoom ñëpp li leen tax a jóg mooy maanaam ñu gagné mais gëm naa ne ak Boniface moom dina jàll waaye li ci ëpp importance mooy nañ ko bàyyi mu liggéey et puis ñu xool ñi nga xam ne ñoom la ñuy bàyyi ñu encadrer équipe bi waaw parce que loolu tamit daf ci am solo parce que joueurs yi dañu bëgg xel mu dal di entraîner wu ak sérénité donc ñi leen war a encadrer ñooñu nañu nekk ñoo xam ne sérieux nañ rigoureux nañ mais pas n'importe qui ñu jël ko ne ko demal nga encadrer ji équipe bi. jeexale ak wàllu football tey jii ci ngoon am nay match yu ñu war a football mu ñeel Europa League. ñeent fukk wala boog ñaar fukk ak ñeenti match la ñu fas yéene amal niki tey jii waaye dañ ci daal di tànn yenn yi nga xamante ni jàpp nañu ni yu mat a bàyyi xel la. ba njëkk diggante AS Roma ak Sporting Club bu Sofia di club bu Bulgarie Arsenal dana tase ak ñi di waa Dundalk Slavia Prague nekk ci République tchèque ñoom seen digg ak Bayer Leverkusen lay daal di doon Napoli bu Kalidou Koulibaly ñoom ña nga ci Espagne nar a tase ak ñi nga xam te ne ñoo di waa Real Sociedad ak Athènes ca Grèce la ñu nekk seen diggante ak Leicester lay daal di doon Glasgow Rangers di club bu Écosse moom dana dem ca France fekk fa Lille Milan AC dana tase ak Spartak Prague Karabakh diggante mag Villarreal lay daal doon Royal Antwerp di club bu Belgique dana tase ak ñi di waa Tottenham yooyu moo di jongante yi nga xam ne daal mën nañ leen lim waaye am itam yeneen yi nga xamante ni
lu neex waay rek mën ngaa seet fi la gënal daal seetal. maanaam ci programme bi tànn sa bu la neex tànn ca bu la neex la waa kay Ndiaye. jërëjëf Cheikh Tidiane amal jàmm. Universel Pousse ak seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky Sall mu toog cib siisam tal toogee tànkam di toj ka tënk ka tekki di defi kalkinam boole kook fas kanam nga ba mu dëgër photo boobe moo nekk ci xët mu njëkk L'Observateur journal bi teg ci bindal ñu ne Macky Sall tas na gouvernement bi bay waaj beneen remaniement La Tribune nañu président de la République Macky Sall def na ko jikkoy ndëraan ma ngay falaxe ak di dër li nekk ci kanamam di dem Aminata Touré ma jiite woon conseil économique social ak environnemental ak Mahammed Boun Abdallah Dionne ma newoon ca wetam séddoo na ak ñoomub yóbbal Soleil national wax ñu ci xëtam mu njëkk ne président national di Macky Sall tas na gouvernement bi bay waajaat beneen gouvernement bu yees ci réew mi Aminata Touré ma jiite woon conseil économique social ak environnemental Mahammed Boun Abdallah Dionne ak Jean-Maxime Simon Ndiaye yi newoon secrétaire général bu gouvernement bi ak secrétaire général bu présidence Soleil national nee nañu Macky Sall dakkal na seenub liggéey li xew démb ci réew mi Vox Populi gisee ci na carte gi la Macky Sall baaterewaat tas gouvernement bi dàq ministre yëpp tëbal Aminata Touré tëbal Boun Dionne tëbal Jean-Maxime Simon Ndiaye journal bi dolli ñu ci ne ñoo ngi xaar ci gouvernement bu yees bi ñuy séntu ci réew mi ay nit ñu yees ak it ñu newoon ci gouvernement bi ñu war leen caa bàyyi Le Quotidien nañu ngan di maami salfaañi la Macky Sall salfaañi gouvernement bi Mimi Touré Boun Dionne ak Maxime Ndiaye tëb nañu kii di Abdoulaye Daouda Diallo moom su tëbul session budgétaire bi moo ko nar a waral ministre des sports di Matar Ba mi newoon cëb liggéey fan yëpp ngir yeesal CNC lambu ji moom it faw dafay xaarandi ba xam fan lay féete la si rekay nañu Macky Sall génnee na jaasi ji libération ne ko dagg bopp yëpp journal bi boole kook di ñu leeralal li waral coppite yu bari te xóot yi am ci gouvernement bi Aminata Touré mi ñu tëbal libé nee nañu ñoo ngi dégg ne ku jege lool président de la république Macky Sall moo ko nar a wuutu ji ca bopp conseil économique social ak environnemental nee na ñu it lu mu gàtt-gàtt juróom-benn ministre danañu génn ci gouvernement bi poste premier ministre bi ñuy laam-laamee ndax dafay dellu si am déet journal libération dëggalal nañu ne du dellu si journal Le Témoin bind ne ginnaaw at ak genn wàll bi ñu ko falaatee président de la république yëngal na république bi ñeenti décret la jël tas gouvernement bi dàq Aminata Touré dàq Mahammed Boun Abdallah Dionne dàq Jean-Maxime Simon Ndiaye Les Échos nañu Macky Sall rasé na lépp moom kese moo taxaw yore ca gël guyam ñi mu dàq ñëpp nag yéenekaay bi nee nañu dàquk Aminata Touré moo ca gën a bette li yëm ñëpp mooy nan la mën a doonee quatrième personnalité de l'État ñu wàcce ko ba mu yegg ci soxna si may ñu la Sénégal nañu taxawaay bi mu am ci troisième mandat Macky Sall bi ñu jaaba jonge ci réew mi ak ni mu wane ak ñàkk àndam ci loolee bokk na ci li tax président jéggal ko soit mel ne ku naan ko du loolee rek li ko sànk moom Aminata Touré bokk na ci li ñu koy waxal ne dafay waajal boppam ngir jiite réew mi journal bi dolli ñu ci ne démb ci digg ndajam conseil des ministres fa la président yëgle ne dafay def remaniement ñi ñu war a génnee ci gouvernement bi soit mel ne ku leen di njaay cekke li mu leen bindal moo di gaay yi na seen ngelaw nangu Abdoulaye Ndiaye di taskatu xabaar buy jàngale méccam journaliste di ñaawlu ci L'Observateur fa Macky Sall annoncé ne dafay defub remaniement Abdoulaye Ndiaye jàpp ne du ndajam conseil des ministres mooy barab bi gën ngir yëgle ab remaniement Cheikh Diallo dib docteur ci wàllu science politique moom amee ca beneen jàngat ci biir L'Observateur mu di ci diirub juróom-ñetti at Macky Sall def na fi fukki remaniement li mu fi falaka foole ci ministre jege nañu téeméeri ministre Seydi Gassama di ñu wax ci xët mu njëkk journal Les Échos ne moom Macky Sall rik waay na góorgóorlu ba gile yoon bu mu fi teg lu ëpp ñaar fukki ministre Universel Pousse ak seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. loolee gën a fës ci yéenekaay yi moo tëj xibaaru digg bëccëg gi Mamadou Mohamed Ndiaye newoon ci kàddu gi amoon mbégte mu yaa àndoon ci ak yéen Aliou Ba moo newoon ci machine bi service digital Yacine Pouy réalisation Alaaji Ndiogou Diène régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw jaa ngeen jëf soxna Nafissatou Sylla maa ngi leen nuyu